Le 10 février dernier, le village de Koulibantang dans la commune de Maka-Koulibantang a célébré avec éclat la 43e édition de son Gamou. Cette manifestation religieuse profondément ancrée dans la tradition locale a réuni les membres de la communauté dans une ambiance empreinte de ferveur et de dévotion. En tant que reporter, j'ai eu le privilège d'interroger divers acteurs de cet événement, des jeunes aux anciens en passant par les restaurateurs et les organisateurs afin de saisir pleinement l'essence et l'impact de cette célébration. Oui, effectivement, nous sommes en pleine préparation du Gamou annuel de Koulibantang. Quand les matériaux, je veux dire les bâches ont été acheminés depuis Dakar jusqu'à Koulibantang vers les coups de 21h hier soir. Ils ont été descendus à la place du Gamou. Donc aujourd'hui, le vendredi 10 janvier, février autant pour moi, on a déchargé la camionnette qui a transporté les matériaux, les bâches et consorts. Après avoir déchargé ça, on a commencé l'installation avec la symbiose de toute la jeunesse kolibantanaise depuis ce matin-là. Voilà, depuis lors, il n'y a pas de répit. On est en pleine travaux pour vraiment être à jour avant la cérémonie officielle. Depuis lors, ñu nekk di pilote gàmmu bi wut nañ ay bâche ay 10 bâches de 12 mètres sur 7 et décoration des jeux de lumière nañ ay ndugu mat leen café lépp pour taaral bés bi. bâche bi ngeen di loué ak bu daaw bi lan mooy différence bi yokku na wala da ngeen ko wàññi. bon aussi yokku na lu bare bari yokku nañ bâche yi yokku nañ décoration yi yokku nañ lu bare bari sax. fi mu ne nii ñaata chaise ngeen prévoir pour fii. bon fii li ñu fi envisagé war na ëpp 1516 ci yoon bu dee am na lu ñu bëgg parce que y a 156 VIP des salons fauteuil ak 16 plastique yi ñu ngi envisagé ay 1016 bon bu fekkee am na waaw incha allahu rabbi waaw. léegi liggéey bi yéen a ngi fi bëggoon. waaw liggéey bi ñu ngi fi ba jusqu'à 5 heures du matin waaw lépp pour bëgg journée bi taaru rek lépp jàll si jàmm si wàllu seen waaw bëgg rek gàmmu gu rafet gàmmu gu neex macha allah ñuy ñaanal ñëpp jàmm ñëw gàmmu si jàmm ñibbi si jàmm waaw lépp lu ñu fi ñëw def suñu borom defal ñu ko ay xéwal wàccee ko si Sénégal wàccee ko si particulièrement Koulibantang di ñaanal di ziare ñëpp waa Kankunda xalifa bi El Hadj Talibou Kane di ziare ñëpp di ñaanal défunt bi El Hadj Diamène Kane moom mi fondateur bi di ziare waa Koulibantang yëpp di leen wax ne ñun seen jaam lañ. juslare ne ɓe condamde donc ñim fana mu alala lum mbaleti mais yalon ɓe kila ala luna kidimandin kan leylatul mawlidi donc ala kidimando kila kidimando fana mu duniya kono ko doleti misilmol be ñande waslola le ye ŋañala fana yo alama alen be so ha jarola nga kol damutale bismillahir rahmanir rahim la alama alen ndema nga ban alhamdulillahi rabbil alamin la kon ni kewol fanan alama ale ha jaroti bela momo men natarin ko kula alama ale kayroti la dindiya fanan ba kono alama be kebadula fanan alakake kebadula nyimmati kan so ha jarabala o yo kon ni kewol be do kola e be katola yo alfal fanan be nyaato alama ale mendi nyaato ke kammeno makayra kono kambe so ha jarabala o gamme jama be nyaato alama ale be sonoya kambe jata kende mabe ala yo fonninkewol fanan ala baraka bake be do ko ñi ñata bake yo ko ñi ANTC o bake le ay mata le adiyata ñe bake ngabadi be kondon fonninkewol butu mo be sa baraka mo moy be ko ku kele yake ngani wala dron alalum ko be lonnat alalum ko be jelat yo hadamadin be takan dibol ko ne malo min be kede me ni be ku kela ke ngani wala yake sonno mo kono la yo ndesole yamarodi badin fandinkewol belani badin lu jëm ci wàllu gàmmu gi waaw maanaam at bu jot nii lañ koy taxawee matériel yëpp Dakar lay jóge muy bâche yi muy chaise yi ba ci sonorisation lépp ñoo koy indaale def décor bi organiser ko ba mu mucc ayib ñu mën a delluwaat Dakar waaw gàmmu gi nag samedi lay doon incha allah le 10 février. d'accord léegi ban différence bi am depuis gàmmu daaw bi ak bu ren bi. waaw gàmmu gi nag at bu jot yàlla suñu borom dogal na maanaam day gën di jëm kanam
day gën a bëri nit en plus si wàllu organisation bi ak décor beeg yëpp at bu jot dañuy gën a def innovation waaw si côté matériel si côté organisation bi lépp at bu jot daal day gën di jëm kanam daal. waaw bâche yi moom comme espace bi nga xamante ne moom la ñuy organiser gàmmu gi at bu jot dañuy indi 10 bâches waaw 12/7 la ñuy indi waaw indi si nombre de 10 waaw presque boo xoolee espace bi yëpp lay occupé waaw nombre de bâches yi daal loolu la quoi 10/7. léegi espace bi xatul pour gan yi ñëw. waaw xat na nag parce que at bu jot ñu ngi ñaan ngir ñu mën a yokku bâche yi wala ñu wut espace boo xamante ne moo gën a yaatu fii. parce que fii nombre de bâche bi rek la mën a jël quoi waaw wax dëgg fa yàlla fii ñuy gàmm moom dafa xaw xat lool. léegi sa dernier mot waaw li may kii rek mooy xanaa di ñaan ñu koy def at yu bëree bëri rek ren nag suñu borom defal ñu si tawfeex bu baax a baax. ñu kam men préparé tabiro Kenya de kon ken nga na leji mon da na sol be da wa da jonki nga tabiro ke nga na cebu ya pota bi nga ke cebu swerte nga ko be ke jeto kriterol sobe nga tabi sa ko ni an tala muto ne sainte faydo ma sanji tangalo ko te alhamdulillah ten to be ma soy parce que nga folo babu kar la bundale kon nga folo woto bi woto persida yalla mbe kafo nyon kon han bi han sino mbe kafo nyon kon léegi sanji tango ko sai hansa sawo sang aka kafule wala sawo sallo aka kafule mi yana manatala aka kafule barabu katala sawo saka kafule parce que serunta ni nanta wala fana mo ma warta serunta jaar fana wala mo ma be warala ni nanta fana sawo sa aka tara kafula barabu katako aka tara kafula ha e luntan to konkola inshallah na bata man sola de maro bay luntan bo ka konko parce que nga tabiro bante si luntan hani wa fulan men yalla ko be banta bato ngare be sarwe sa luntan sa commencé bi nda somo fo kata fo simanka fo somo da somo fo somo konton fo dimanche non konton na fini sa ka kole bar dun tawna mana naja aya fon kota ni nan sanjita ane sayentem dun tawna mana naja aya fon kota mais jeunesse konton na mbi iremesiela kendeke mbi président be konton kirin Dakar fo kolbanta na konton diro bebe ha don woni ya commencé bismillahir rahmanir rahim mbaba na alhamdulillah ten to be man soy be duwala mobe musi kafke si maya ba jata kende ya laban kunyima wodi mobe la me ngani yarin na sato e menna fo ala sodin fon den kewle ala yake ben kambe o de tema ala ye jarabindi nyokanol alqur'ano hormona barko 2013 j'ai fait partie de l'équipe de la restauration donc qui à-bas on travaille énormément dans cet événement annuel du Gamou de Koulibantang qui est d'ailleurs un très grand événement de ce village. Donc ici nous sommes mélangés hommes et femmes. Voilà, nous sommes tous impliqués dans la fête et notre objectif aussi c'est de satisfaire les gens pour que les gens n'aient pas faim et n'aient pas soif aussi. Voilà, le matin on prépare le petit déjeuner et surtout nous, notre service est concentré sur les jeunes. Voilà, les jeunes qui travaillent, qui font l'installation et qui sont là pour ces genres de choses-là. Voilà, on s'occupe de ces gens-là pour que quand même il y ait de l'énergie, de la force pour bien faire le travail. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, on a distribué du café, du pain aux jeunes. Voilà. Et encore à l'après-midi aussi, il y a un bon plat qui est prévu pour les jeunes, voilà, qui travaillent à l'installation et surtout qui font le travail de force ici. La sécurité, ils sont tous impliqués. Donc après les midis aussi, le dîner aussi est prévu. Donc il y a nos ressortissants de Dakar qui sont là,
les résidents de Koulibantang aussi qui sont là. En tout cas, c'est une équipe très formidable. On travaille tous ensemble dans l'harmonie, dans la joie. Et chaque année, ça se passe bien entre nous, pas de problème. Depuis 2013, vous êtes à la restauration, donc il y a des changements chaque année. Chaque année, ça compte, bien, Oui, parfois il y a des changements. Il y a certains éléments qui ne reviennent pas toujours, mais il y a certains éléments qui sont toujours là, qui ne changent pas. Et surtout cette année, on a remarqué quand même un changement un peu remarquable, parce que je pense que c'est dû à la phénomène de l'immigration. Beaucoup de jeunes ont émigré. Il y a beaucoup d'absents. Donc il y a cela aussi. Voilà. Donc, votre dernier mot? Mon dernier mot est que je souhaite juste à tout le monde un bon gamou. Et encore que tout le monde ait ce qu'ils ont venu chercher ici. Donc chaque personne que tu vois ici, il est venu ici pour quand même un besoin quelconque, un besoin bien déterminé à l'honneur du grand Serigne, du grand Khalife, pour que quand même Dieu puisse exaucer toutes les prières. Donc je souhaite à tous ceux qui sont là, qui sont venus, pour Koulibantang, pour le Khalife, pour le prophète Mohammed, parce qu'on est là quand même pour célébrer le prophète Mohammed. Le Gamou est destiné à ça. Donc que l'islam vive et que Koulibantang, la jeunesse de Koulibantang vive, parce que c'est ça notre joie aussi, c'est ça notre développement. On est fiers, on est très fiers. Chaque année, on est là, on voit le beau monde qui est là. Donc c'est une très grande joie pour nous. lépp lu fi waay soxla rek incha allahu rabbi manqué wu dara manqué wu lu fi waay ñëw rek dina ko fekk. am ngeen jot ni que gan yi duñu xiif duñu mar. déedéet gan yi moom incha allahu rek duñu xiif duñu mar parce que loolu préparé nañ ko avant ñuy ñëw dañuy ñëw rek moo tax yéene quoi. gis nga fi góor yi bëri yi est-ce que loolu nekkul loo xamante ne dañu sonal parce que jigéen ñi kese mën nañ jël te gis est-ce que mën nañ jël installation ñoom kese. non effectivement parce que benn instant xaw nañ gis benn absence bu xaw a am doole nii ci côté góor yi parce que yeneen année yi ñu doon mel par rapport ak ren dafa xaw gën a kii quoi parce que jeunes yu bëri instant yi dañoo tukki ñeneen ñi tamit kii nañ quoi loolu moo xaw a indi faible mais malgré quand même passé na quoi. léegi noo koy tëjee sama dernier mot maanaam di sant ñëpp ñoo xam ne ñëw nañ ci gàmmu bi waaw si particulièrement di sant waa Kanfounda yi ak mbooleem nit yàlla tamit di fi nekk quoi borom xam-xam te ñoom ñëpp jàpp nañ ci waaw di sant tamit waa Dakar yi su mel ne ay ñoom Xaadim si Dieng Ndiaye ñoom Seydou Pape Fall Sana tonton Pape Dabo ak jigéen ñi ñëpp dëgg si yàlla ñoom jàpp nañ ci def nañ seen doole seen alal seen xam-xam waaw te lépp loo nga xamante ne ñoom ñoo ko kii quoi waaw di ñaanal tamit di sant tamit ba jeune Koulibantang ak mbagu Koulibantang waaw parce que ñoom tamit jàpp nañ ci bu baax ñëw nañ fi indi seen doole seen xam-xam seen alal seen lépp wax dëgg si yàlla fii moom taw féex rek dara manqué wu fi quoi wax dëgg si yàlla moom lu waay bëgg rek am na fi waaw di la remercier tamit yow journaliste bi tamit macha allah di la ñaanal yàlla may la gudd fan wér gu yaram waaw dëgg si yàlla muy Xaadima waaw suñu journaliste professionnel yàlla na yàlla jàppale waay macha allah. waaw ñun gan ñi ñëw gàmm gi ñun ñoo yor daayira bu Dakar ñu ñoo sos gàmm bi ñu ko sos mooy Alaaji Jaaminti Kan sama nijaay bu wax Alaaji Buri ñoom Sidi Li Omar Li Jawru Daabo Mamadi Aaj bari nañu paay ñoo sos gàmm gi biñ ko sosee léegi ñu ngi ci 64 ans lañ boobu ñun ay xale yu tuuti lañu amuñu doom macha allah ñu sos daayira boobu gàmm biñ doon gàmm ay mbaar bant lañ doon teg ak ñax mu nekk tànt bu tuuti duñu weesu 40 personnes ñuy ñaan yàlla góor bi tey amuñu làmp lëndëm la woon amul dara amul fi paa bi di ñaan mu ne
gàmmu bi ñuy sos ñaan yi ñaan yàlla ñaan yi tasaaroo. jamono jooju seen toog bi nu muy mel da ngeen di commandé comme Dakar wala comme. te duñu commandé dañuy ñëw ndugg indi suñuy ndugg rey suñuy xar rey suñuy béy togg suñuy togg jox jaaykat yi jox gan yi lekk ba suur naan ba màndi ñu ñaan ci tànt bi paa bi mun na ñaan mu ne ñàkk ba am ci dëkk bi ñu ñaan ci tànt bi ñaan na fi ñàkk am ñëw ñaan fi oto ndox ñëw ñaan fi oto ñëw lépp ñu fi ñaanoon macha allah ñax lañ doon witti ci àll bi ñu daggaay garab ñu tànt ñu nekk noonu 20 ans suñu doom bu ñu wax Viendia ak Xaadim si ñoom seen génération ñu ñëw ci gàmm ñu ne sama borom kër Bécaye Touré ñun dañuy changé gàmm bi ñax mbaar doot fi am baas ñi indi ak sëy ñu commencé baas ak sëy yaa ne diñu dimbali daayira Dakar bu ñëwee ñoom ñooy servi ñëpp mooy togg yi dañ beñe dañ Nescafé ñu jox jaaykat yi jox gan yi ñu lekk bu suur muy daayira Dakar macha allah xale yi jàmbaar ñooy baas di ci fere ay millions te gàmm gi tey financement bi ay millions te daayira bi réyul bariwuñu waaye macha allah yàlla bu mbaax mi rek duñu jàppale ci barke Seydina Mohamed cérémonie bi buñ ko defee ngoon ñu taxaw jooñoo bi drapeau islamique Mohamed moo ko taxawal muy jooñoo bi te bu ngoonee di nga gis fi ñuy ajee drapeau di taxawal jooñoo boobu loo ñaan ci guddi yàlla may rek loo doon ñaan drapeau islamique di nga ko gis nga foto ko nga yóbbu ko nga wan ko gaay xam ne lii du hasard jooñoo boobu ñuy ñaan lépp lu ñu ñaan ci guddi boobu yàlla da koy nangu te man xam naa si dara saa yi ma fi ñëwee ñibbi dinaa gis changement te changement am na ci xéewal wàcc na fii Maka Koulibantang dëkku ñaanukaay la mag yi ñoo fi ñaan ba tey macha allah paa bi dem na sama borom kër yi ñëw sañuy doom remplacer tey gàmm bi tey la gën a réussir moom bu mu génnee àdduna ñaan yi mu ñaanoon moo nangu lépp lu mu fi ñaanoon nangu na macha allah xéewal bari na lekk yi bari na nag yi dina dee doomam bii di taal boobu moom tamit mu ñëw bu papaam gaañoo mu nekk xalifa kër papaam su gàmmu amee ñëpp lay jox nag kaabiloo bu ne dana jox nag ak ceeb ne leen séddoo leen ngeen togg. depuis jamono boobu wàllu restauration bi musul wàññi day gën a yokk ñun daayira Dakar ñooy togg ñii ni ñuy togg yëpp jaaykat yëpp lañ koy jox bu guddee dañ defee ay jus def ay café Touba def ay madeleine jox tànt bi yëpp képp ku ñëw di nga lekk dañuy gën a ñun yokkute rek lañ ci gis loo xam ne woon tànt bu tuuti la ñax tey mu évolué mu mel nii tere di ñëw ku ne di ñëw sant yàlla la góor bi ko ñaanoon mi ngi ci suuf waaye lu mu ñaanoon yëpp macha allah laa jaamante kan yëpp yàlla nangul na immigré yi bari nañu macha oto li mu fi ñaanoon bari na ndox wàcc na fi lëndam amatul yàlla indi na leer ñun daal yokkute rek lañ ci gis. xëy na ci wàllu mbooloo la ba léegi donte mën ngeen am ay tuuti problème ay tuuti jafe-jafe ko ci wàllu restauration ñooy jafe-jafe yooyu noonu. ñun amuñu jafe-jafe ndax gis ma fi jafe-jafe ñun waa daayira Dakar doomam bii nee na Dakar moo yor gàmmu moom du si dara ren jii ñoom dajale leen seen xaalis 2 millions ñu jënd 16 VIP jënd ay gazon pour luy rafetal baas ñoom ñii seen xaalis 3 millions lañu indi teg sama loxo doom mag ñu ne ko jënd leen luy rafetal gàmmu jënd 16 VIP jënd seen gazon te guddi boo taxawee ci baas bi ay xale yu ndaw fay ñu kenn baas ñoom ñooy futteeku ñëw liggéey ko seen bopp mu jeex ñu ñibbi ba benn année kees lañu yor keesu association secours ku feebar ñu jox la ku dee ñu jox la bu amee xew ñun daayira Dakar
moo yor gàmmu bi ak doomam bi tamit muy jàmbaar ñu paam bi gaañoo ba léegi dawul dara dafa mel ni yëf yi dafa yokk nee na papaam fu mu doon teg tànkam lu ko raw dina ko def te def na ko muy taaliboo kan macha allah gis nañ loolu léegi nooy tàggoo li may tàggoo di sant di gërëm ak yow mii ñëw parce que sa jël lii lu rafet la lii dañ koy war a am toujours ñun waa Maka Koulibantang lenn rek mooy suñu mébét yoon bu baax amuñu yoon nga jaar metto bis bi bëgg a daan nga jaar ko saanaar yoon bu bon rek mooy suñu mébét dëkk bi ñàkk yoon bu baax mooy suñu mébét waaye fii ci dëkk bi fii namuñu dara lu ñu yootu jot lu ñu ñaan yàlla baaxee ñu tànt bi ñu tànt guddi ku fa toog de yàkkamti woo nga indi sa soxla nga ñaan ko foofu man de gis naa ko ak sama njaboot maa ngi sant yàlla bu baax ci dëkk bi sama yaay fi la juddoo sama papa yàlla moo ko fi jële mu yóbbu ko Dakar mu liggéey fi ñu juddoo foofu waaye fii la ñu am fii mooy suñu tiitar fii lu ñu am fii moo ñu ko may ñun waa Dakar dina ñaanal yow mii yàlla nga yokk gàmmu bii yàlla nañ ko duggee bismillahi rahmaani rahim mooy que alhamdulilah kenn bana wopp kenn bana feebar ñëpp ñibbi si jàmm soxla bu fi waaye ñaan yàlla may na ko ñun loolu rek mooy suñu bét. Lors de mes échanges avec les différents secteurs de la société, des voix se sont élevées pour exprimer à la fois leur satisfaction et leurs préoccupations quant à l'organisation et à la portée du Gamou. Le président des jeunes, Lamine Yok, a souligné l'importance de cet événement pour la cohésion sociale et la transmission des valeurs ancestrales, tout en saluant l'implication de la jeunesse malgré l'impact de l'émigration clandestine. De même, les membres de l'ancien bureau, notamment le secrétaire général Sandian Dabo, ont mis en avant les défis logistiques rencontrés tout en saluant la détermination des organisateurs. Bon, première impression, c'est au niveau de la foule. Donc, on a une foule qui commence à engrainer la zone. Donc, il y a une foule immense qui commence à venir. Donc, ça, c'est une des impressions, une des constats. Il y a beaucoup d'évolution sur l'organisation. Donc, si vous voyez les lieux, la route, donc l'organisation, il y a une impression sur ça. Mais il y a une faiblesse au niveau de la jeunesse. Ce qui est dû aussi une part à l'immigration. Donc, cette année qui a frappé de notre jeunesse. Donc, ce qui explique aussi le manque d'engouement au niveau de la préparation des jeunes. Hier, c'était la mise en place, la préparation du bâche et tout ça, mais aujourd'hui, nous sommes à la restauration. Déjà, quels sont les dispositifs que vous avez pris pour la bonne marche? Bon, pour la bonne marche, les dispositifs qu'on a pris, les dispositifs avec le Khalif général, en compagnie du Khalif général. Toutes les dispositions ont été mises en œuvre pour qu'il n'y ait pas de manquement sur les vivres et aussi de l'eau. L'électricité aussi nous a été vraiment une chose importante dans l'affaire. Donc cela, on a pris tous ces engagements avec le Khalif général pour que l'événement se passe dans de très excellentes conditions, que les pèlerins peuvent venir assister au Gamou et rentrer sans aucun problème. Et cela est vraiment notable. Et c'est ça aussi, c'est visible sur l'organisation. Donc le vivre est au complet. Donc chaque quartier, on a donné des bœufs. Donc tout est OK pour que vraiment le Gamou puisse aller dans une direction que vraiment tout le monde puisse, ça pourrait être une des meilleures Gamou depuis la première fois. D'accord, ça c'est du côté ravitaillement. Maintenant, du côté sécurité, les dispositifs. Bon, du côté sécurité, on a la gendarmerie qui est venue en nombre. Donc ils sont là, malheureusement, avec leur venue, bon, ils ont demandé des choses que moi, vraiment, je n'ai pas coché. Parce que ça, c'est une de nos droits aussi à nous. Quand tu organises quelque chose, il y a plus de 100 personnes normalement qui devaient être sécurisées. Donc, mais il y a eu des violences qui ont été soumises au Khalif général, qui ont été données. Donc ça, vraiment, moi, personnellement, je m'indigne à ça et que vraiment, j'aimerais que l'État nous gérer parce que nous, on doit normalement s'occuper des pèlerins, mais s'occuper aussi de ceux qui doivent nous sécuriser. Bon, on doit le faire.
mais ça ne doit pas être une doléance qui doit être écrite et donnée à nous pour qu'on puisse le faire. C'est comme une obligation. Ça vraiment. Pouvez-vous nous donner au moins une ou deux doléances? Bon, le doléance que m'ont donné, donc pour pouvoir venir, ils ont demandé de l'essence, ils ont demandé de l'essence, ils ont demandé du vivre, de la viande, du thé et des consorts. Donc ça, précisément, moi je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais entendu. Ça, je m'indigne à ça. Ok, du côté santé? Du côté santé, donc une dotation a été mise en œuvre du côté de la mairie. Donc comme c'est à leur habitude et que ça aussi c'est une de leurs devoirs, ils ont mis la main à la poche, ils ont donné une dotation pour le côté santé. Donc d'ailleurs on va mettre une tente au niveau de la gamme pour une consultation gratuite, que vraiment que chaque pèlerin qui se sent un peu mal, qui se sent pas au jour, puisse aller là-bas se consulter et d'être pris en charge gratuitement. Donc les médicaments et tout est en place pour que vraiment que chaque pèlerin qui a le besoin d'aller là-bas puisse aller là-bas se faire soigner gratuitement. Et ça vraiment, je pense que ça aussi c'est très important pour l'avancement des choses. Ok, pour la première partie, votre dernier mot? Bon, mon dernier mot c'est juste demander l'union des corps et des esprits. Seule l'union fait la force. Donc on ne peut que travailler ensemble pour pouvoir réussir. C'est ce que j'appelle toute la jeunesse. Peut-être nous on est au bout du tunnel de notre jeunesse. Donc il y aura la relève qui sera là. Mais cela, il faudra qu'ils s'unissent davantage pour que vraiment que l'avenir puisse réserver un vie meilleur. Mon impression c'est que donc comme vous l'avez si bien dit, on est à notre 40e édition de notre Gamou annuel. Donc mon impression est que vraiment ce Gamou, à chaque année vraiment on crée des innovations, ça ne fait que vraiment avancer, ça ne fait que grandir. Déjà, qu'est-ce que vous avez préparé comme préparatif dispositif pour les pèlerins qui vont venir? Donc comme d'habitude chaque année vraiment actuellement on est en train vraiment d'acquérir des expériences parce que on est à notre 43e édition. Donc nous sommes des organisateurs. Il y a nos frères qui nous viennent de Dakar qui vraiment s'occupent du logiciel, c'est-à-dire des bâches vraiment et du matériel, en tout cas tout ce qui est du logiciel. Nous qui sommes là, qui sommes des autochtones, vraiment ils nous trouvent ici vraiment souriants, on travaille dans de parfaite cohésion. En tout cas, ce qu'on prévoit vraiment pour les pèlerins, vraiment, c'est de leur vraiment réserver un accueil très chaleureux. D'accord. Par rapport au Gamou, il n'y a pas beaucoup de différence, mais il y a grande différence entre les autres. Donc pratiquement c'est le même, sinon qu'à chaque fois ça ne fait que grandir. À chaque fois ça ne fait que grandir, on apporte des innovations, vraiment on apporte vraiment une nouvelle touche vraiment à chaque Gamou. Et à chaque Gamou, vraiment les pèlerins ne font que vraiment multiplier parce que en tout cas vu l'organisation qui est je dirais même parfaite, ça vraiment ça interpelle les pèlerins. C'est pourquoi à chaque fois c'est des milliers et des milliers de pèlerins qui restent. C'est de souhaiter vraiment bon Gamou vraiment à tous les pèlerins et disons vraiment alhamdulillah et prions vraiment le bon Dieu pour que le Gamou vraiment puisse se dérouler dans de très bonnes conditions comme d'habitude et que Dieu nous prête une très longue vie et qu'on puisse organiser des Gamous et à chaque fois d'apporter des innovations et d'apporter de la joie au cœur vraiment aux différents pèlerins. Pourtant, au-delà des défis logistiques, le Gamou de cette année a été marqué par des moments de profonde réflexion et d'unité. L'intervention du Khalif général El Hadj Talibou Kane, héritier d'une lignée spirituelle tant pour moi, vénérée, a suscité une attention particulière, mettant en lumière l'héritage spirituel et la continuité des enseignements du fondateur du Gamou, Feu El Hadj Diamanti Kane. Kabira Alayhi sallallahu alayhi wa sallam men wona le jendula men karamo jendula men sama jendo be jendula men da le jang alim men na alim ram hatro be jang abade jendula abade joyila alhamdulillah seru
ngani dua allahumma bela minanna allahumma bela minanna dara dara jantola jarbi yonu fasme ma bela allahumma bela fasme jende ma bela ko kambe be jindi wani ma bela alhamdulillah rabbil alamin a bangere jamfanola a kondrole mo badi ngolo ni lo dai do dulado alay kilay jando yeyi ijo odal bolo barabe ala bolo abe kila bolo osi jo jonani mala alhamdulillah ga bambro foro al khalifa alhaji famarani ma ko donna ba dinduga ba yeyila yimbe ala mire barko wala yatinna ebe ko kuza نعم أدعو لنا الحمد لله رب العالمين نمر وضع فما نجل مجد مرفي فندنم كما دولا أبا كندنا أبا دندنا أبا ليلا على مريا كان على النفايا كان نمر وضع مكة المعلمة أبنى الواجب أبنى الميجا نابي الموجم وفاكرم بيوكم الحمد لله أقول ما نابي جيد أبنى الواجب إمورا دين أدور لاتو إذا يورونا فإذا مسلكنو إسالهم وإذا دامي الحمد لله Sadoni Bangoni Senegal ni jamni wode mo bola wodo ni kamo kola ina bibenganga bala ani kila ya dole kama ani kila de marola bela halola jahira wajina talibolo alhamdulillah rabbil alamin adamadu ibankino wala mudadi ibankindo homo ni usmandadi alhamdulillah rabbil alamin mbaka sukar kondo maboku madam boku ba kondo la ba bendula ba yeila kakarnaga ataba kondo aya alhamdulillah apa yemen noje inshallah ma kana adu aya tere patinyaba alhamdulillah amu ba ebi andam sun na ci yow ngani na ak yeen lay yabu na ci tawali rafet na ci yow ñu leen sanga ñu leen gërëm bu baax alhamdulillah ñu dem di ko jëndal Kawa afani alasambalaro ababana kondola abadendula abadeya abadwala wapunni niba kunna fadi kiza sedano abambelea momonni inga demo mando ilwa banko ayuwa kayola bakayotano amamogale momonni Misalnya, jika dua bangku juga, kalau sekarang bangku kan, mesti bangku juga. Alhamdulillah, jam berapa? Ada kalau kau, ada kalau jangan kau, pakai kue, orang mau, ada yang semua orang musuh lekor, ada jomi, ada baru, ada kalau jangan dua, bayi dina kesu kono ya do ye bangu dimon brandi ye abe kondo na abe dendula abe yeila nyame sando abe kondo na ya na wala kada woni am samara na abe kondo na abe yeila ani ba ko do folo bangi gambe birin ka do ko na ko na abe mo
ababe tengula ababe leila alhamdulillah alhamdulillah ini yalla budugo amare wono ege yalla lebe ko tengula seku dawda ade ñono ade tengula leila alhamdulillah mari kulo ko min be ko debe xala ñu ngrado itabe to yéen ñoo be do ko alhamdulillah rabbil alamin sade o kondi sade o kondi kero bende wula alhamdulillah rekam musrola momo ngin nala danala bala tige do benne tam aba asero bena da biri amerique ko kata wula italy espagne Allemagne bena halal ni alhamdulillah na karamul ambayam ko karamul khalifa alamul Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Le jaman ci mo be be ba be ko do ba be ziara na ko ziara association de restaurants de Kolibantan restaurant Dakar man may jité actuellement depuis 2011 mais association bobu la nga xamal ñaari ak Kolibantan association bobu koy créer c'est en 1968 bon man mi wax tay ma jang CMD fi ci wax Kolibantan pas yooyu association bi ñu ko créé dañu association de restaurants de Maka Kolibantan entre loolu foofu lañ ko commencé woon léegi pas yooyu ñoo nekk nii si Moukhtar lii kii moo nekkoon seen président en 1968 Djawru Daaw moom mooy trésorier général ñoom ñëpp ñoom Kolibantan la mooy jëm Kolibantan ñu wul leen yow boo leen gaw Ousseynou Aly Afa maa la soxla soxla wala maa ngi Afa Mamadi Ak secrétaire à la promotion wala léegi daal tey sous-préfet ñu léegi association créée association bi depuis 1968 c'est reconnu par l'État le 2 juin 1972 les récifs ñu am récépissé le 2 juin 1972 bàyyi doxal nañu ba yëpp yàlla doxal ñoom yëpp dem nañu bi mu jëlee nekk mooy dinaa ci kuréel yi moom bu ñu faatu le 13 juin 2010 2011 ñu fal le président de l'association lii ngay liggéey yéen association des restaurants de Kolibantan ñoo ko liggéey seen fukki de seen téeméer ak seen 1000 francs moo liggéey yii yëpp amuñu egg fenn amuñu egg chaque fin du mois 1000 francs 1000 francs 500 francs bi ñu cotisé moo def lii yëpp ñii mooy sama lieutenant yi ñii ñoo ko liggéey bu taa defee 1 mois nelawuñu naanuñu lekkuñu boo see Kolibantan ñuy wax tey sant Kolibantan bii xale yi ñoo tax kon dama bëgg maa ñaan ngeen ñaanal ma xale yi yàlla may leen gudd fan ak wér parce que am na koo xam ne mën a am moom kii mooy sama trésorier général moom lañu fal 2011 yàlla jël na ko fi
ñun ñëpp bokk ñuy sant yàlla subhanahu wa taala alhamdulilah rabbil alamin ñun ñëpp ñu sant yàlla mu ne déwén ñaanal ñun fii si tànt bi pour yàlla may ñu fekkee ren ji yàlla si mbaaxam fekke nañ ko ñun ñëpp yàlla ñu fekkee déwén yu bëri ñu bokk ci yu mel ni ñu teew ci lu bëri nee na mu ngi ñaan yàlla mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp nuyoo bi mu ngi koy jël teg ko ci honorable député monsieur Bilali Ba maire de la commune de Maka Koulibantang monsieur le maire nee na mu ngi koy nuyu nee na mu ngi nuyu seen adjoint moom ñoom ñëpp nee na mu ngi ñuy suñu sous-préfet bu bees bi nee na suñu doom bu baax la ci ñoom nee na kilifa bi nee na ñu ngi lay nuyu bu baax di ànd di nuyu ak sa délégation yëpp nee na adjoint Sall nee na ñu ngi koy nuyu bu baax nee na suñu kilifa docteur santé bi docteur Niang wala képp ki xam ne yaa ngi bokk ci délégation monsieur le préfet nga ñëw teewu fii nee na mu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant nee na ñu ngi leen bisimilah seen yëf la mu ngi nii donc mu ne fête bii nii yéen ko moom ñu bokk ñaan yàlla def ñu am sous-préfet bu bees bu mu ñëw yàggul noonu nee na mu ngi ñaan yàlla sa ñëw fii ni mu nekk jàmm suñu biir lépp bu loolu weesoo gan yi nga xam ne ñu ngi jógee gox yi ak goxaan yi ak extérieur réew mi góor ak jigéen yi mu nekk Gambie ak Sénégal Guinée Bissau ñi bokk Casamance ñi ko fii ci ñaari sant ak ñaari duuma donc ñu ngi bisimilah gan yi yëpp nee na mu ngi leen ñaan yéen ñëpp ku fii teew tey jii yow yaa xam lan nga mébét ak li nekk si sa xol ci nga xam ne moom ci turam la ñuy daje fii tey mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu sang bu sant bi ci ormal moom ak barkam yàlla na yàlla fajal sunu aaji nee na mi ngi bisimilah yéen ñëpp wax bi du bare parce que nit ñi bëri nañ nee na monsieur madame le préfet ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal ak nguuru Sénégal yëpp mu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla musal masika si suñu réew yàlla ñu fekkee dem nga xam ne mooy borom bés bii nee na nag comme que nee na mu ngi koy ñaanal bu baax mu ngi koy ñaanal bu baax mu ngi koy ñaanal bu baax suñu kilifa yi nga xam ne weesu nañu ñoom yàlla def jàll nañ ñëpp ki fi ñëw di uti ñaan fii wala ñëw uti dara fii bu ñu la ñaanalee yàlla day faj sa aajo yàlla ngeen bokk ak ñoom ci faj aajo si or Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incha allah nee na mu ngi leen bisimilah salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc asalaamaaleykum nee na mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp nee na képp ku nga xam ne yaa ngi fi mu lay nuyu nee na suñu kilifa yi toog mu leen mu leen ñëpp leen ak santam nee na mu ngi leen di jëm si ñu di ko def suñu loxo te du daal si nee na kilifa bi dafa mu leen di nee na yow ak xam ne ñu lay àndal yëpp ñu jógee Makka
ñu jóge frontière ak moom la ñu fekk leen ci suñu nit nee na mu ngi nuyu ñëpp nee na bu paree pour ñu ñëw fekk ñu laal nee na kon mu dalalee gan yi nee na moom itam mu ngi dalalee noonu gan yi nee na ci réewum Sénégal bi ci commune Maka bi nee na mu ngi leen di wax yéen ñëpp bismillah nee na ku jógee Gambie ku jógee Guinée-Bissau ak ban réew moomu mu jógee nee na mu ngi leen wax yéen ñëpp dalal jàmm ci Maka Koli Bantam fii nee na mu ngi leen suñu sous-préfet aw ko bi toog moom ak chef de service mu àndal yëpp nee na mu ngi ku ne sa tur ak sa sant nee na mu wax yéen ñëpp dalal jàmm nee na le président de l'association El Hadj Bekay nee na mu ngi lay nuyu nee na ak na moom nee na lu nga mën a fay rek lii nga wax ni mu wari at bu ne ngeen ñoo ko ngeen doon liggéey loolu rek la ñu leen ko mën a fay nee na bu ñu mën a dul loolu rek nee na dañu ko ngay jooy ndaxte amoon na ñu leen di lu nga xam ne mooy njëriñu réew mi lu nga xam ne njëriñu dëkk bi yàlla def na tey ñu des na si sa loxo lu nga xam ne ñoo ko yëkkati woon dañ ko yëkkati woon ngir dara non buñ ko mun a yëgal foofu yow yàlla buñ ko dalee na nga fexe nga yeggal ko foofu nee na xale yi lay wax nee na xale yi am nañ ñaan nee na moom daal lu mu leen di encouragé mu wan leen ne lii la ñuy rawante ci àdduna bi ci façon yu mel nii rek xam nga mel nii mais képp ku nga xam ne yow su dul ëpp keneen ki nu nga nekkee ëpp keneen ki nu mu nekkee kooku boo gisee yàlla dimbale la nga jàll ko xamal leen mbir mu mel nii nee na ñu def ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu seen dëkk bi ñu góorgóorlu seen réew mi nee na loolu rek la nee na loolu la ñuy def ñeneen ñun tamit ñu nekkee loolu nee na xale yi mu ngi leen di leen di sant nee na day remercier nee na mu ngi nuyu lay fon nee na kilifa bi ñu ngi lay jot ne ñu kilifa bi bu nga xam ne moo tudd Sidiki Kaba nee na bu ñëwee fii ñu jot ne la nuyoo yaa kay dëkk moom nee na wax na moom waaye nee na fu koy jeexee mooy sakku seen loxo di ñaan ndaxte loolu moom seen kilifa ki nga xam ne moo président de la République Macky Sall lu mu leen di wax toujours bu leen xeeb ñaan lépp fu nga xam ne dem ngeen fa te mooy béréb ñaanukaay leen fekk béréb ñaanukaay ñaan leen nañ leen yokkal ñaan ñu mu ñaanal réew mi tey ci côté bu ñu toll démb samedi képp ku am ne yaa ngi ci ñoom Sénégal dégg nga lu amoon ndax ñun nag ñoo moom nee na lu muy wax rek nee na si ñoom ñu ngi ko si rokaat fekk loolu man bu ne day man ko raw keneen kon nag ngeen ñaan lu nga xam ne réew mi am jàmm ñi nga xam ne ci politicien yi muy législation yi nee na ñoom ñëpp Sénégal moo leen mag Sénégal moo leen mag kon nag yéen ngeen di sakk leen ñaan
yàlla dimbale leen seen xel dem ci jub seen xel dem ci jub ak defar seen xel dem ci jub ak defar ak jàmm nee na kañ nee na sëñ bi nee na bu ñëwee fii xam na ne fii benn bu ñaaroo taay nde ñaan xel suñu dem yàlla def ñu am ci jàmm ci jàmm ñu génn ci jàmm nee na lu mu def su préfet Thiam nekkoon na fu ko dem nee na bég nañ ci affaire nee na lii ba léegi ngay ñaanal ko fu mu jëm ndax mu fekk fa jàmm nee na am nañ suñu préfet bu bees yàlla dimbale ko mu am chance depuis yàlla dimbale ko mu yegg fii mu ngi ci gàmmu yi tey mooy ñaareelu gàmmu yi mag noonu préfet mu lay ñaanal nee na danañ la ñaanal ndax yàlla may la jàmm ci réew mi nee na su fekkee il faut que ay avancement bu jëlee fii yàlla may la avancement bu mel ni loolu wala mu sopp koo nee na loolu la ñuy naan kilifa bi mu ñaanal ak suma yow mu nekkal la sa jàmm mu nekkal ñun tamit suñu jàmm nee na ndax loolu moom dajale fii muy mbégte bi nee na mu ngi leen di jégalu nee na loolu moo doon waxam madame la préfète madame Awa assalamu aleykum wa rahmatullah ako mo ben bebi jang abe ko donda ato ala jamula jita suñu nuyo ako ala ko do ñu folo si xalif bi aba kala khalifa wala El Hadj Ibrahima Kane la ziar ako ka ziar la jox sa waccu way ka ala bunya ko do tan yalla ako ate ko la khalifa mel be yalo seneta jang abe woni be ko donna alfa mel be yalo seneta tay na be jang abal be ko donna ko do nyaagi ma ako kana ka ko man alkan ba ka ko don ko do no la bu ayati alkan to ma bela khalifa mo te ni na timbaya kal be ko do ako ako do bin kere ni ka ako association be yalo ay na ko mo ja ako ka ko do bin kere ni ka association be yalo ite do ngal ako ni be yalo la nyinka ibalo na ta ko na flo ke ta ibalo na ko sen ko ta ta je abari ibalo na me ni fana ko fana ta ta je ako ni ala den ko santa kila ka sallallahu alaihi wasallam mangi lay wax ako aba ko le kalifo mbekté nga xamni mom la am tay ako sew ko be yalo ni wa ay on so jambi yow dogal fi président de la république ay da si président de la république to yalla ja son excellence monsieur Macky Sall son excellence monsieur Macky Sall teewal fi ay na ma di ja premier ministre to yalla teewal fi ministre yépp ay na si ministre be kana si wole ja teewal fi le ministre de l'intérieur ministre de l'intérieur Sidi Kaba yalo an bu yono taw délégation bi ako ni délégation ni ko anda monsieur le maire et adjoint ako monsieur le maire ni na al adjoint bele la ta kankana dan na ja ma anda sama adjoint Ibrahima Sall ana fan sa ke fan adjoint wala Ibrahima Sall ma anda sama chef de service ali chef de service be yalo alta wala adere ko le santo ina be ko la maka arrondissement ma anda sécurité aussi ako ali sécurité fa na commandant brigade nga xamné depuis dem ba légui ñom ñi ngi ci ako commandant de brigade me yalo kam yu kuro te lele lo ni wona kanta du ko la jam lolu lu mi finde rek ako we me jita ala kalifo ala Ibrahima moy safo nañ la ko ko do ko ni tafu ni ko ke kala ma wax demba rek akay me ko
administration. Mansakunda. jëmm ji mooy dem. Ako wala gàttal. waaye ñun ñëpp xam nañ. Bari mais yàlla na ko. ndax yàlla dafa dogal Thiam balaa muy dem. Ako ala yaa ke Thiam Thiam bi nga be taate say ka be lo. wax na ma kilifa yi. Ay alpha le ayam alpha jamale ko tayde. wax na ma ziyaar yi. Ziyaral fara den ka ke Bankounda ay fara jamala fa. te bii bokk na ci ziyaar yi mu gënoon fonk. Ako ni ke den ziyaro le be yalo Thiam kalu te ziyaro le. te lu ko firnde. Mais ke daw sababu. mooy yow kilifa gi ñëw nga ba sama biir. Ako Khalif général Alhaji Ibrahima fala taxale sele to fala jugo. loolu lu muy wane rek. Way me hita ko. mooy jox na ma sama cër. Ako do yalla ko ñaat yalla. boo yónnee woon rek baax. Ni tunga kila mula wala do sikanya. ndax xam nañ sa lay. Ako parce que mo lié ni lonne yi ila ko ta ka ko ko yaay. Koli Banda ak Makam ko wër yëpp. Ako bu ñame be bu makas e Koli Banda sa to ko ali maka bo be seri ata wala. may indi nag. Ako abe nindati la. ñu président ko ñu ko waxee. Ako président la contrôle bureau abone na. di la ñaan nag yow kilifa gi. Ako abe ne dal la Khalif Alhaji Ibrahima. may nga ñu ci ñaan. Ako ye wasa bi do le douala ma fa. ni ko monsieur le maire waxee. Ako ko monsieur le maire ya ko ñaame. yàlla dafa dogal fan yi dëkk bi yëngu. Ako ala ya de ci flashing ko no sa to mamanta. Fan ko mamanta. ñu sa ñaan. Ako ko min dala duwa e ci kiri ba taw kan. ñaan la yàlla def jàmm yu bëree bëri. Ako ye duwa ala kayro kayra ba te min banko. suñu borom seral lépp. Ako atala e ko besoin. dañ def élection ci jàmm ak salaam. Ako fala ala sa ke la élection ci kayra ali kayra ko. dëkk bi nekk ci jàmm ak salaam. Banko e ke kayra ali kayra ko. ñu lay ñaan nga ñaanal ñu. Ako ye dali la ye dali e duwa yi. ñaan kilifa yi ñu ñaan. Ako ya fo ye duwa ta yala alfa ko du ye duwa ye. di ziar nag. Ka ke ziar. délégation yi nga xam ne. Ako délégation ben yalo. ñoo jóge ba Gambie. Ako ben yalo ko fo Gambie. ñoo jóge ba Guinée. Ibere ko fo Guinée Bissau. jóge ci sous région bi yëpp. Ben yalo ko sous région ni bela ko. immigré yi bàyyi seen soxla. Ako immigré kamal na kamal bu la ko yela hajo ko. Ko be na ma be ni ziara la. kon ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp. Ako o do mo salte be kon do mo salte mu ka jey. ñun de. Ako itel de. lépp lu ñu mën inchallah. Ako ate madame la préfet awo ko asiko ko da sa kelo. pour ziare di nekk am ci jàmm. Pour ñu ziare ay otota yi jaari si ay yilanti. ñu si suñu côté ak service technique yi. Ako service on ben be yalo ni be mama ka ak la responsabilité ko. muy sécurité. Be ka sécurité la mafa. buñ ko yëgee. Ako jiko ta kala. dinañ ci def lu ñu mën. Ise jata ko kala ite do la place on. yàlla rek a matale nag. Ako atala nak wo do dem da fa. ndax ba nga ñëwee sama bureau ba dem. Ako ina dala dilo ko ko daje. ak adjoint yi. Ako ate ni adjoint. liggéey nañ ci. Ako ye do ko tamanda ko. ñaan yàlla nag. Ako be ala dalina. lépp loo xam ne jotuñu ko matale. Mais yalo itaka ngadi yala ala ba an kiti do yalla. bu déwénee yàlla nañu yàlla may kattan ak doole ba ñu mën ko mën. Ni ala ma do ni jaar la ala sembo ni la fo so keno yi. man nag maa ngi doog a ñëw. Ako ate de ala ko tolo. àdduna nii la rek. ay wër rek. Ako dunia be tele duni ay kakara yayi la dolo. ndax càmm nii. Ako ay kantarlan. sama rakk la. Ako aji duro mu tayade wala mu ci am ci neex la ko ya. ba muy def stage. Ako abi stage kala be karanta stage la duro. fekk dama nekk sous-préfet bu Mbadakhoune. Waya dara ate du sous-préfet ala ba ko arrondissement do me karapa Mbadakhoune. àdduna du dox ba ma remplacé. Ako aketa ate du ala ta ko da ko da fo ate da te biya la do wala place. di sant yàlla bu baax. Ako ako do ma sa ala te ko wala. ba ma ñëwee léegi yàggul. Ako ala ta ala na ni sai amambe. ay yàlla dogal na. Ako ba ala idira ta yinda. ay ziar laa njëkk a Ala fu fo kata ma be ta ko. Karambaya. Ka fu kata karambaya ziare. Koli Banda. Bi to afi da ko ba ta. suñu borom mi nga xam ne moo ko dogalee noonu. Ako antala me kiti ta ate wala. yàlla na ma jàppale. Ako ala ala lo afi ala duko. ba li ma nëbët si sama xol. Nak yaw la da bala ni pampu ka ko. ak lu ñu yaakaar ci man ba indi ma fii. Ako ba sai ya karo be ta fo kana ti jam. yàlla na ko yàlla montal. Fo ala sa ke ko asam kero. ma lay dénk nag sama bopp. Ako ama fantala ba fan karfale. ma leen dénk jaww ji yëpp. Ako ate ko la ado bujol be ako le karfale ma. di sama adjoint. Ako ala adjoint. du chef de service yi Ak chef de service de tout. ñun ñëpp si sa njaboot lañ. Ako be mi la di ba ali fo. kon nag maa ngi jégalu ci kàddu yi. Ako abi hakke tarari kala ko kala. ndax xam naa ne fii dëkku diine la. Ako ayalo nyamu dina di dirale. dëkku diine. Ako dina di diralo. def naa jigéen ko. Ako kusola ma fa. fonk nañ ko lool. Ako ye buya ba dia.
bari andi ala wakka ko xawli sax ako ba atala le ci tan be ci la ako atala ci ta bi do ko la ako ala ci ta la de masakunda ma be ta masakunda ja ako ko alfa be ha ta la ako ali lo dina ci dal ko ako monsieur le maire de ako aya lo su jere ni siara jindo ako alama alay bambanday ako wala alama alay bi ñu jama ko harajo ako atele amal konto ako mo la dalla cérémonie ata tande de la karata kinya ako avec doye bu do la ako ya aya fo yi ko fafa ako foti alaya ay tel ko de jam ben be ala administration baro ako ya atala la kontar koso ako ya te fata kontar koso ako abate dula ba jayla ako aba fala ni assalamu alaykum nena budu ko ma wala to la yanta mo jiara ñom mo wala dala ganyi bari ko mo adula to kanadula mais don ko de ñom fom fana nga demanding fay fom fana nga demanding fo mais il faut que ñu wax kafo tanya ci di boy ñu bolo ni Gambia toya la anim na alfal binen kina toya la famalo anim koto malo anin na kalifo yemin dunda wala ninnata da kalifo konto abena diyale karola bari alfano kala alfa ya bunyadia asate alkalo konto anim sabanko nyato kolbe minul mabe tajang ñi nga xamne jot ñu ñew ani minuma mabe ñi nga xamne jot ñu ñew kay tandi ko Gambia ni Senegal be mo banku kilinde ete family jele Gambi do ben family Gambi ya lon ko am family so sa ñi nga xamne am family Senegal oto o Cairo le itandi on mo ñu jappal wone ñanta min gadela jambi jambo am wani ko sabu wala kumoti de mo waji dama ni itandi de wala ñinti ko de may ni banku fulol wala dental de ñaari ñu mo kadu kan kunda Gambi de na kan kunda bu Gambi ani kan kunda Kolibanta kan kunda Kolibanta de mu alfa kili walleti de ñu ñu to badiya silo don ki walu ko wala sijan lo mo ren di adum alal fawo ya marodi ay yalla ko ko badiya choki de na ko bari mako ye badiya choki ko bari mako ala be si o choki la yalla ko la yo ko tay fan ya kuntu boko be ala be si o talala yalla tay ru ay misay fan to alama be denna ay bembula ni Cairo yalla wala ni tap su xel bu to te diamo si andira ja lene woro ko dul ma bari ka tenturo murundi way nekere ni kalifo kam ba Musa kan lene kalifo ba Musa kan to fama lo mate lene papa mo ala alfa ya kam lene walu kalifo kadwa molbe lene fo momo la ta jang kempo ko hamne mo tay yemi omin dani jang kempo hamne mo na tay alama ajabilema yalla na ko yalla na ila horomon yalla ko yalla na na ñol faranke be tendu ke jeyi deda sani yayi ni ani ni delegation min lata ak delegation bu mu andal min boy bota Gambia mu nga xam no joge Gambia kanaja no fo banda e buñaro min dinna neena ñu am na wal teranga ko nek sen masha Allah ay wasabake neena lolu koy
ay wasabake nena doyna ko baadi yasi nena doyna ko to nin kombe kuma lala janka tambi nena ko ay mo ngi continue wax tay tay wax rek ita monsieur Bissal mais mo am na tuubu bari tenturolon doro mais do jure rek kamobe tentu kamobe jay wala mbette bu nekk ci moom assalamu alaykum merci jërëjëf من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأجبان تنكو الحمد لله رب العالمين أقوم على تنكو لا كيلا تنكو كولولا تنكو يا إمام بساتو كابيلا تنكو بكونتون الكال بالا alkal baraka konto alkal ba konto nala dimbani sato molbe kana dimbali sato molbe alma mo fanan konto nala dimbani debe diamula tamalal million ke bulala ko li moy wax moy ko nga xamne do li ba xam kadi ne dimbel be america ñi nga xam ne ñoo ñu la nekkal Arabie mel bi Espagne ak ñu nekk Espagne mel bi France ak ñu nekk France ata Allemagne ak ñu nekk Allemagne ata Suisse ak Suisse ta dunia ton ko nano be ak ñu nga xam ne ñeenti réew mi yëpp képp ko war na doomu réew mi nekk be la hakilo be ñam ñeen ñëpp seen xel muy sa fa non tele mul be la din demati nee na mun na wax ne ñoom moo mooy ñëpp seen seen mo wote jam fala wax ji mu tudd na hakilo no medina tamala la ko do nee na lu ko xelam mooy rek tuuti kër yi lay wax wala mu nit la sato tamalal bebe kankilin nee na moom de mu ngi leen di xamal ne seen doomi mu kër doomi ko tudd benn kaddu bebe kankilin be ngani akilin na sato way nee na ñoom ñëpp benn kaddu la benn yéen la seen dëkk bi la ñu ko ko dal alfa lebu nee na loolu nag seen kilifa yi lañ ko jël ko lu to ñaar ma mara to ñaar ndaxte noonu lañ leen yaree noonu lañu magee ko li ban dande be ñi dunia ton ko nano da nee na loolu ko leen ba fépp fu mu nekk bela hakilo be janne nee na ñoom ñëpp seen xel mu ngi fi la nga ñi ma be sa ñoom ñëpp seen yoone mu ngi fi beto be sitiri sato ñoom ñëpp ñu ngi takk seen nit ko li ba mara ni gammo wato sita no la tax na bu teelu gam bu te yo be ci jangala ñoom ñëpp dañuy booloo donc bismillah ñu wax gan yi dal leen jàmm mais ñen dalu la damen kalo kenn ku nekk ñoom foo mu la taxaw nga taxaw ko wala mu sa to la tañato nee na loolu mooy ñoom dëkk mu jëm ci kanam fa dali law duwa nee na loolu lay ñaan kenn fay ñu ñaan ka bon alkal baraka dal mami baka mo won ci seen chef de village kenn fay dëkk bi so ba ke tamalal nee na ne lay ñaanal ñaar boobu seen doon nekk ci réew tanka setano ndax yàlla mu leen ci seytaane be ngari ñi sato way melne ale yéene bu ñu am ci dëkk bi ndax yàlla motal ko na man sa ku ndangol final mil be jam nee na suñu gouvernement mu fi nekk itam bitanke ba bilal nee na borom li nga xam ne mooy honorable député Bilal Ba voilà donc mba fana dani la hani bi nee na ñu ngi lay ñaan ba léegi adum ba ko ma fana nee na ñu ngi sa gannaaw aussi donc men na ñaabalant lo ba nee na lu ngay liggéey ñu ngi koy gis ñu ngi koy dégg hani bi mba dana donc ate aussi nee na ba léegi ñu ngi lay ñaan nga takk sa mbir lo ko ni men nga haaju men soto mais yalla ko man sa ku ndale sa nee na seen xale ñu ngi ci àll bi képp ku nga xam ne am na soxla te soxla bi gouvernement moo ko war a fekk asi loolu ñu dawa dara ndim do foo leen ci mën a taxawalee ay do ñew ñu ngi lay ñaanal nga jàppale leen nga dimbale leen mu yomb mais sa ke ni sinna maka ko libantan ka def lu nga xam ne moo leen di yombal ñoom ñu nekk fële lu ñuy defaree dëkk bi wala ko mo jam fala nee na wax ji war ko tamalar jamaare be jam nee na nga tukki kat ñu bëri ñoo fi nekk dul bi jam merci atante am na ñu fa nekk ñu fi nekk ñoo ko mag wala ndo mal fanal be ko am na rakkam itam ci biir ñoom yaa de mo din dela mais boo gisee ñu jox ko kaddu abe ma jikko do reneti aduna ji yaakaar la rek anim fama jiyo ak wàcce sa bopp butum be kalifa fana be wala fana nee na kilifa bi ñu ngi lay ñaanal arim de be naata be be kulun kino wala nee na ñeen ñëpp ci benn gaal bi la ñu nekk be dem dal fa kilum la nga ñu ko fon ñëpp yéen mbokk benn kilifa bi yo alay min lo woto wasata nee na mooy nag yàlla mun ci xam rek doy na baadin ko tamit be jam me ko tan gambie ma fan nee na suñu mbokk ñi nga xam ne dëgg nañ Gambie be kon nam be mo leen ñu kenn nekkale sa tur wa dani la duwala hanibi mo ngi leen di ñaan maka kol banta tamalal bi dunya karaw kara fal si kayro kenni makka koli bantan seeni doom yi nga xam ne nekk nañ bitim réew ngeen yokkal leen ñaan kayro men be mbul fala sa jidi ndike ndax yàlla yokkal leen jàmm alfala le duwal melkal bi duwal melkal la jaabita nee na kilifa yi ñaan ni ngeen doon def nangu nañ waaye ba léegi yokk leen ñaan sa ka fekk ndek ba léegi ngeen yokku ñaan ko mi sula ren duam nee na ñu nekk
nekk bitim réew ñaar rek moo leen di mun a aar mais aussi seen ñaar rek moo leen aar foofu loolu yàlla xam na ko yo madame la préfet aussi nee na madame le préfet aw bopp nee na barki démb la fi yegg mu yegg ci yow wala aajam ay njaabi ka jaabi ñaa ñimma nee na da nga ko tontu bu rafet yo ay yamaro fanandi nga jox ko ndigal donc yamaro kam nee na ndigal boobu ba jay lam ba tentu la mu la cee tënk di la gërëm mais saatu la ko fanan karafala ma nee na ba léegi mu lay dénk dëkk bi o kamala butum ci danno jannetu nee na ba léegi rek ci la mun a yem rek mbet wa daani la trop mu ngi sakku seen loxo di ñaan bam famara bata seetu nee na mu ngi naan bam famara ba seetu sidwa ke tamaral be nee ñaanal duggal yi te ben kambe wo sabati saato nee na yàlla boole leen ñëpp ak yow salaam assalamu alaykum wa nee na loolu moo la ko Dans l'éclat des célébrations dédiées au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la nuit du Gamou a brillé comme un symbole de dévotion et de communion. Malgré les défis, cet événement reste un pilier essentiel de la vie communautaire à Koulibantang, reflétant la résilience et la force de la foi dans la société. Le Gamou de cette année, avec ses moments de réflexion, de partage et d'unité, s'inscrit dans la continuité d'une tradition séculaire nourrissant l'espoir et la spiritualité de toute une communauté.